di nuyu Adama Anouchka Ba di ko ziyaare di ko dalal ci iftar mu daal di dalal ganam salaamaaleykum Adama bonsoir. Bonsoir Boubacar maa ngi lay nuyu di nuyu Biram Pouy di nuyu Cheikh Sall comme d'habitude ak Soxna Awa Djili ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ci ITV et comme toujours c'est un plaisir ñëwaat ci plateau iftar pour waxtaanee wàllum wérgu yaram wér-wérle imam Biram Pouy jot na ci sax wax tuuti santé mentale la ñuy waxtaanee tey doon loo xamante ne comme il l'a dit nous on a tendance peut-être à le négliger. C'est un problème boo xamante ne dañ koy dund xëy na ni muy feeñee wala nu muy màndargoo la ñu dul bàyyi xel torop mais c'est une réalité au Sénégal moo tax tey dañ si waxtaan ak sunu invité di docteur ou professeur Abou Sy maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci plateau iftar. maa ngi lay fay soxna Adama di nuyu ñi ñu bokkal plateau bi yëpp Boubacar ak imam ak soxna si féete ci côté séeréer yi ñooy nuyu ñëpp den ziar. yow psychiatre nga d'abord nekk médecin légiste addictologue enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop de Dakar di liggéey aussi fan ci service psychiatrie nu ñu koy waxee tey santé mentale yaatu na bëri na ay branche wala ay feebar yu nekk ci biir mais tey lu ñu gën a intéressé mooy dépression dañuy commencer ci commencement bi est-ce que mu ñu nga ñu wax lan mooy dépression boo ko doon wax ci kàddu gu leer te gàtt ci olof bu xam ne ñëpp mën nañ ko comprendre lan lay doon. waaw xam nga da ngay indi benn concept mooy concept santé mentale nga xam ne nekkul rek feebar mais dafa nekk bien-être mais loolu peut-être nañ ci ñëw après comme ni nga ko waxee dépression bu ñu ko doon tekkitee lan mooy dépression parce que balaa boo duggee ci benn culture il faut nga am nu ñu koy tuddee ci culture pour ñu mën ko xam mais malheureusement am na feebar yoo xam ne nii amuñu tur ci sunu culture loolu moo tax peut-être duñ ko ràññee wante nekkul loo xam ne dafa ñàkk am donc lu am la réalité la alors lan mooy dépression benn xeet la ci xeetu feebar pathologie mentale ci weetu feebar boo xam ne ni muy dikkee mooy nit ki neex-neex ci niñ ko mënee tënk neex-neex bi mu doon am parce que nit ku nekk da nga am loo xam ne nii buñ la defee lu neex mu saf la buñ la defee lu naqari mu daal di lay naqari mais nit kooku day dem ba nga xam ne neex-neex bu muy am dootu ko am ci àdduna ba nga xam ne lépp lu ñëw daf koy sentir ci côté bu naqari bi ba nga xam ne naqari boobu moom moo koy jël ba ci mujjee ki dootul bëggati àddunaam dootul bëggati dara ci àddunaam ba nga xam ne nii soit dafay retiré wu nekk moom dong wala sax mu dem ba koy indil ay xel yoo xam ne nii da ci mën a gaañ boppam mooy li ñuy wax naa suicide. dinañ si ñëw sax si kanam mais sànq yaa ngi koy wax doon na feebar yoo xamante ne xëy na bokkul si ñun moo tax sax xëy na ñuy wax ne c'est une maladie de blanc maanaam feebar la boo xamante ne si tubaab yi la ëpp est-ce que mën nañ xam ndax fii nii prévalence bi bëri na fii ci Sénégal maanaam nombre de personnes yoo xamante ne touché na leen. waaw xam nga ñun nit ñu ñuul ñi dañoo néewaloon feebar yooyu ba ñu jàppoon ne sax feebar yooyu amul ci ñun wante feebar yooyu dafa mës a nekk ci ñun mës a am ci ñun. xam nga su ma waxee benn exemple dépression mooy la dépression du postpartum mooy meret xam nga bu nit ki soxna jigéen bi bu wasinee dañuy toog ba caag ñu gis ko mu naqari deret wala mu nekk ci néegam moom donc du ni mu doon mel daatu ko mel ñu ne meret bay yéeg te meret boobu benn forme de dépression la moom mooy dépression du postpartum dafa am donc xam nga kon loolu yàgg na suñu culture mais dañ kaa saytuwul woon te ñàkk saytu boobu ba tey dafa am parce que ba tey cër bi ñu war a jox santé mentale cër bi ñu war a jox feebaru xel ba tey joxaguñ ko ci dëkk bi ba nga xam ne nii loolu moo tax ñu koy néewal ba duñ ko xool mais dafa nekk réalité boo xam ne réalité boo am suñu kii malheureusement conséquences yi la ñuy gis maanaam dañuy toog ba benn nit daal di def suicide ñu naan moom de gisoon nañ coppeeku ci doxalinam wala ci nu meloon ba nga xam ne ni faalewuñ ko ba mu def li mu war a def wala ñu gis ba nit ki def naka sudul noonu ñu ne waaw ñun de gisoon nañ ay soppeeku wala ko loolu yëpp ay xeetu feebar la yoo xam ne ni buñ ko saytu woon xool ko peut-être que doon nañ ko mën a faj. lan moo koy andi dépression réellement. waaw dépression nag dafa nekk benn maladie boo xam ne nii fu ñu toll nii nekkul comme feebaru sibbiru nga xam ne buñ ne da ngaa sibbiru ñu ne la yoomoo la mat nga am feebar doomu jàngoro bi daal di feebar. dafa nekk feebar boo xam ne polyfactoriel la
ba nga xam ne ni instant bi dañuy li ñuy jàpp ne mooy am na ay facteurs yu bëri am na ay facteurs génétiques am na ay facteurs environnementaux am na ay facteurs individuels yooyu yëpp nag mooy booleew pour mën a tax nit ki def ay trouble dépression. ban lañ si gën a nemmeeku Sénégal sànq maa ngi la koy laaj est-ce que am nañ xayma si nit ñoo xamante ne dañ leen di admettre à l'hôpital surtout si service psychiatrie ngir ñu diagnostiquer leen ne dépression la ñu am effectivement. waaw effectivement am na ay études yoo xam ne nii ci hôpital lañ ko def mais yooyu ce qu'on appelle loolu la ñuy wax suñu wàllu liggéey les données hospitalières les données hospitalières dafay nekk loo xam ne nii day saytu feebar bi uniquement ci hôpital te loolu du permettre ñu mën ko étendre au niveau national parce que dafay am benn biais parce que ñi ñëw hôpital dañuy gën a feebar que ñi nekk ci kër yi parce que ku nekk ci kër gi feebar ñu indil hôpital bu ñu defee données yi bu ñu xoolee mën nañ am benn pourcentage boo xam ne day élevé parce que ñi ñëw hôpital moom mooy da benn biais de sélection mais encore une fois de plus ñàkk fullaal bi ñuy ñàkk fullaal santé mentale fexe na ba fu mu nekk nii suñu dëkk yi ñun ñi en Afrique. mais loolu responsabilité kan la. peut-être suñu culture aussi tàmmuñu di waxtaan lu bëri wala nga am lu la metti nga partagé ko ak sa proche wala ngay faral di dem psychiatre bu ñu ko waxee rek dañu yaakaar ne ñi faj ñoo ñi nga xamante ne dañu am vraiment un problème mental. non du ma ne culture parce que xam nga boo nee culture Europe dañ amoon na ak Amérique tey jii fi ñu toll boo xoolee amoon na ay at ci ginnaaw dañu tolloon foo xam ne feebar yooyu jël ñu ko woon mais dañuy découvrir ay affaire di ko saytu di ko xool di ci investir di ci gën a saytu di ci gën a xool ba tax tey ji ñu mën ci am yenn affaire am na feebar yu bëri yoo xam ne nii bu njëkk ba waxuma sax santé mentale même ci domaine santé somatique am na feebar yu bëri yoo xam ne dañ doon wax naan amul ci nit ku ñuul gi et pourtant biñu demee ba gis ne léegi ni feebar am na ci nit ku ñuul ñi mais c'est que seulement peut-être ay forme particulière la woon boo xam ne nii parce que expression feebar bi dafay la culture dafay ñëw influence expression feebar bi ma joxe benn exemple bu ndaw fii booy délirer maanaam ko am délire lan lay wax danaan sama dëkkandoo bi moo ma rey wala sama dëkkandoo moom lañ jël noo xóor dafa jëfru ñu daal parce que kooku mooy moom mooy voilà délire la mais boo xoolee loolu parce que suñu culture moo ñu permettre loolu alors que boo demee Europe bu ñuy nit ki buy délirer dafay délirer ci ay genre ay loup garoog ay affaire parce que ñoom seen culture loolu lañ xam donc dafa am feebar bi dafa am benn impact boo xam ne culture da koy indi ci feebar bi ba nga xam ne sax dépression lu tax ñu buñ njëkk ba tubaab bi fi doon njëkk a ñëw doon def ay études daan juum parce que dañoo gis ne dafa am forme de dépression chez l'Africain boo xam ne nii kooku acté nañ ko sur le plan scientifique ba démontré ko que ndekete dépression ni muy manifesté woo chez l'Africain bokkulu ak dépression ni muy manifesté woo ci tubaab bi ba tax ne bu njëkk bi loolu moo tax cas yi ñu doon am ci dépression fii nga xam ne chez l'Africain doon def dépression yoo xam ne day def comme genre délire dañ ko doon considéré comme des pathologies délirantes aiguës mooy bu fee délirante aiguë alors que en réalité bi ñu xoolaatee tey ji ba nga xam ne commencé nañ am ay comme ni ko imam si waxee sànq ay nit ñoo xam ne seen xel màcc na ci kii bi nga xam ne ñoo ngi dem ci bitim réew di jonganteeg tubaab yi ak américains yi fa nekk tey jii ba ñoom tamit ñu commencé imposer seen wax donc gis nañ ne kooku forme typique dépression africaine la woon mais loolu léegi dañ ko dépassé parce que sunu environnement dafa dem ba jaxasoog environnement Europe nga xam ne presque ñoo ngi dund les mêmes réalités parce que booy def maladie mentale mënoo cee génnee environnement xam nga tey jii dañoo dem bu yàgg ba dañoo dëkkoon benn vie sociale ba nga xam dañuy dëkk en famille ñun ñëpp léegi ñu dem nag ba nekk ci benn environnement boo xam ne nii presque individualisme day ñëw donc loolu nag day tax presque li dal tubaab bi dañuy dal donc dañuy am les mêmes formes de manifestation voilà te vie bi aussi dafa bëri coono yaa ngi xëy di daw dépense comme ni ñu koy defee chaque jour ak stress du travail war a gérer sa kër ak yu demee noonu am na signes yoo xamante ne ñàkkul ne buñ ko gisee rek war nañu mën a interpeller ñu xam ne kii kat am na lu ko dal wala am na lu koy wàcc voilà. effectivement xam nga li nga wax noonu dafa importance parce que man damay tiit parce que sama consultation léegi damay gis ñu bëri ñoo xam ne dara jotu leen. ci niñ ko mën a waxee ci biti mais dañuy consommer wu ci biir mooy ce que le concept de burn-out parce que da ngay nekk ci entreprise dans le milieu professionnel waaw da ngay nekk ci entreprise di liggéey am ñu lay comme ni may wax management type de management boo xam ne toujours N+1 la
tey boo jaayee ñaar bu subaa ñu ne ñett ngay jaay boo jaayee ñett bu subaa gannaaw suba ñu ne ñeent ngay jaay. dañ lay teg charge boo dañ lay teg attanul charge boo xam ne attanoo ko. teg la ay contraintes yoo xam ne yéen seen biir ñiy liggéey da ngeen am ay tension teg la ay contraintes yoo xam ne contrainte environnementale booy dem liggéey nga nekk ci embouteillage yi. nekk ci kii condition de travail yi salaire yu doyul charge yu bëri yooyu yëpp ñëw tegu ci nit ki ba nga xam ne nit ki day jékki-jékki commencé soppeeku commencé gaaw a mer commencé di beru commencé xol bi dootul neex surtout nga xam ne li gën a am importance mooy lan mooy aujourd'hui sur le plan international boo demee ci dans le monde de la psychiatrie internationale li njëkk a wax mooy nit ki boo demee ba seetlu li nga xam ne da ko daan def mu koy jural bànneex ba loolu mu bàyyi ko rek ça veut dire que loolu signe d'alerte la bu nekkoon nit ki maanaam dafa bëggoon football fu football mosaan am mu toog di ko seetaan nga dem jékki-jékki gis ne waa ji bëggatul football wala ndaw si daa bëggoon togg nga dem ba finalement bëggatul togg wala buy togg dootu am plaisir surtout am na benn cas typique bu ñu décrire te loolu dafay avis ci jigéen ñi te duñ ko mën a wax mooy jigéen boo xam ne day dem ba xool doomam cofeel bu mu war am ci doomam day yëg ne cofeel boobu wàññeeku na te loolu c'est des signes avant-coureurs de dépression et surtout manqué nelaw nit ki tamit bu dee ba xam ne la ma daan nelawatu ko yu dee wala bu gis na ne bu nelaw bi yeewoo day am coono mooy asthénie li ñuy wax asthénie matinale moo nga xam ne noppalu du ko tax a deñ su boobaa dafa war a xam ne ni am na des signes yoo xam ne dépression moo ngi lalu ci suuf loolu moo tax ma laajte sànq est-ce que le diagnostic est facilement établi